asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan salaamaaleykum waa Sénégal ak adduna yëpp fépp fu sénégalais nekk di seetaan Télé Futurs Médias di seetu askan wi ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay jox sa wàccuwaay di jiital ci nuyoo wi nag sunu kilifa diine yi ñi nga xam ne ñooy xalif généraux yi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla du ñu nelaw taluñu dara lu dul jàmmu Sénégal ak nu Sénégal jëmee ci kanam ñi ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi loolu te wér di ñaanal ñi nga xam ni ñi ngi waxtu wii ñuy addoo ñuy teewlu ñi ngi ci seen salon wala ñi ngi ci seen Facebook wala ci fu mu mënti nekk di ñu seetaan ñi ngi leen di jox seen wàccuwaay di àgg ci prison yi di leen nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm ñu génn fa ak jàmm di ñaanal ñi ci hôpitaux yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi ci tali bi waxtu wii ak waxtu wu mënti doon yàlla musal leen ci musiba ak waruwaay yi di ñaanal ñëpp di wax waa Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullah Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te sax fi yàlla dindil ñu fi mbas mi ak fépp ci àdduna asalaamaaleykum seen émission ngonal tey nag dañu def rek lu dul waxtaan ak yéen ci li nga xam ni moom la jaween yi ak njóobeen yi ak seen genre googu nga xam ni bu ñu xëyee moom la ñuy wër di ca sonn lool ñenn ña di ko rang ñenn ñi di ci xëccoo fii sama place la du sama place léeg-léeg mu manqué léeg-léeg ñu yokk ko léeg-léeg nga dem dootoo ko gis loolu nag damay koy ñëw ci sunu invité muy Joseph Diap ñu koy wax Jo moom nag mi ngi fii ci Ndakaaru waaye diwaanu Njaga Ñaaw la juddoo fa la yaroo fa la màggee fa la ko lépp fekk mu nekk fa responsable politique waaye moom mooy porte-parole u Fédération nationale des boulangers du Sénégal xam nga ni ku ni boulangerie ni mburu te mburu moom ci sama gis-gis dafa stableagul ci Sénégal ba léegi yëfi mburu maanaam mburu daal dafa mel ni loo xam ni accessible ci ñëpp wala ñombul ñëpp te xëy na mu waroon a mën a ñàkk coowal mburu du tey rek ngeen koy dégg fii ci émission ngonal dégg ngeen ko ci un peu partout ci presse yi ci Sénégal yëpp coowal mburu ak xëccoog gouvernement coowal mburu ak fédération coowal mburu ak syndicat tey nag ñu bëgg a leeral coowal mburu coowal lu mu doon Joseph Diap Jo asalaamaaleykum. maaleykum salaam Sanex maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur yu TFM yëpp mais comme ni nga ko waxee di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi di naan amiin ci ñaan yi nga ñaanal Sénégal ñaanal ko doomu Sénégal ak fu ñu mënti nekk ci bitim réew lii nga xam ne mooy ay di njàmbat muy mbas mi vraiment suñu borom bi jële ko ci kaw àdduna bi parce que sonnal na askan wi fi mu nekk nii àdduna bi jaxasoo na trop ñuy am kontaante vraiment ci ngonalu tey bi nga xam ne ci problème mu mburu la jëm waaw ku ne mburu ne askan bi ku ne mburu ne boulanger donc ku ne mburu ne farine comme ni nga ko waxee bëri na coow mais nag jàppal ne mburu mooy ñaareelu poste boo xam ne ku ne ceeb mburu nga ciy teg. waaw dinañ ci ñëw boobu da comme que da nga nañ la doon bàyyi nga nuyoo wax waaw Sénégal di nga wax waa Sénégal yow yaay kan wàllu politique bi nan nga ciy yëngoo ca Njaga Ñaaw lan moo la dugal ci fédération wu dégg nga maam boulanger du Sénégal ak yooyu yëpp dinañ ci ñëw waaye ñuy wax waa askan wi rek gis ngeen tey ji sama plateau bi nag moom wéet naa fi de waaye du ma wéet de xam nga affaire bi dama koy làbbali ba mu saf tey tey nag Jo di nga sonn waaw xam nga nag moom man askan wi laa fiy nekkal dëgg la waaye Abdoul Aziz Niane tey nag xam ngeen mooy saraxu sunu yaay jooju di maire Khady Sène nga xam ne moo ñu jur man ak Aziz ak Cheikh Ndiaye wax dëgg yàlla génnoon àdduna wax dëgg at yële ñu génn ba léegi tey di saraxam Aziz yàlla na saraxu maire bi yàgg say loxo lool te lu ngeen fa tari ci alxuraan mu fekk ko fu mu tëdd Cheikh Talibou ya moom aw na beneen wet ga dem ci xam nga production choix bi dafa xaw a diis te il faut nga dajale ay épisodes yu bëri pour bañ a tardé nekk au rendez-vous ci population waaw léegi Joseph nan nga def ba nekk responsable politique ca Njaga Ñaaw loolu Sanex mën naa ne lu gudd la parce que sama papa ñu di ko wax Georges Diap moo jiite woon Njaga Ñaaw lan la woon foofu ca Njaga Ñaaw responsable politique la woon da daan jàngale wala non libanais la woon métis libanais la woon papa moo fa nekkoon ñu koy wax Abdou Diap Abdou Xonjoñ mu nekkoon fa nekk commerçant traitant ay libanais la ñu woon voilà di jënd gerte donc yoroon monopole commerce bi foofu
sama papa nekkoon armée française bi mu libéré ci la ñëw nekk foofu moom itam jënd këram foofu nekk fa di def commerce comme papaam di jënd gerte ci jamono yooyu di def transport en même temps donc jamono di dem comme que fa la dëkk waa dëkk ba jël ko mu xaritoo fa am lante fa ñëpp jàmm ñu jël ko def ko responsable politique am fa soxna non soxnam aussi métisse libanaise la d'accord voilà métisse libanaise la donc ñoom ñaar ñëpp ay métis lañu d'accord voilà donc noonu la demee mu nekk fa responsable politique ñu juddoo fa am lan teg nag waa dëkk ba teraanga ak jàmm ak salaam noonu lañ def ba liñ naan l'appétit vient en mangeant donc liñ naan doomu mbër jàngil bëri xaw ma lan ba tey donc ñu nekk fa responsable politique am lante ak waa dëkk bi am lante bu rafet am lante boo xam ne donc ñoo juddoondoo yaroondoo màggandoo suñu papa yi aussi am lante teraanga am lante jàmm ak salaam. kon yow daal moom bu ñuy dégg say wax doo daray Liban. non du may dara Liban. très bien musuma fa dem. waaw très bien mais je suis métissé donc si vous voulez pour mu gën a leer. 50% libanais. 25% séeréer 25% toucouleur donc le vrai métissage mooy loolu. d'accord Joseph nga jógee Ndiaganiao ñëw jàngi seen Dakar. bi nga jàng seen Dakar ci lan nga spécialisé wu. comptabilité. Joseph nga ñu ñëw ci yëfi mburu yëfi mburu bëri na coow Sénégal trop. tout à fait. lan moo ko waral. li ko waral mooy secteur bi dafa stable gul. lu tax une bonne question. xam nga boo ko xoolaat ko yàgg na. boo demee ci gannaaw a gannaaw xam nga am nay temps sax gouvernement bi jël maîtrisards yi jox leen ay boulangerie donc nit yi ils se disent que ne secteur bi secteur bu dox la donc moo tax ku nekk ñëw ci ku nekk jéem ci ñëw ak ñëwin boo xam ne c'est pas réglementé problème bi yëpp boo ko xoolee jàngat ko foofu la xam nga lu teguwul ci yoon rek bu yàggee pëccëxoo lay indi te pëccëxoo bu amee rek problème day am comme ni nga ko waxee réeroo am ku nekk di xëcc à son côté. waaw léegi mbiru pharmacie xam naa ni da ngay dem université de Dakar suivre ce cycle normal ay kàngam boroomi xam-xam suivre la ba xam ni yow mii war nga mën a ubbi pharmacie vendeur en pharmacie it fa zalika naka noonu maintenant boulangerie ndax daf lay neex rek nga am sa xaalis ubbi sa boulangerie wala boulangerie dafa war a am foo aw ba ñu jox la agrément pour nga ubbi ko. effectivement su la neexee ndax mën nga def téléphone bi silence. parce que waaw Joseph yaa ngi yàq émission bi de. maa ngi koy yàq kay. donc ma bëgg a wax ne que mën nga am sa xaalis nga ubbi boulangerie. comme nu mu la neexee. comme nu mu la neexee. waaw mais am na ay normes yoo xam ne da nga ko war a respecter. waaw muy il faut nga am agrément. waaw donc agrément boobu boo ko xoolee am na fooy jaar ay këyit yu ñu lay laaj soo ko mëtalee nga ubbi. très bien loolu mooy tax je vais directement ci réglementation bu bees bi nga xam ne am na actuellement. aja nga xam ne boo ko xoolee daaw mois d'avril grève woon nañ fi. bi ñu grévé premier ministre recevoir ñu. donc bi mu ñu recevoir waxtaan ak ñun ñu daje ak le ministre du commerce ak tous les acteurs. balaa boobu amoon na fi ay assises en 2017 ci benn hôtel boo xam ne loolu nañ fa ñaari fan. discuter ci problème yëpp. vous voyez mu am ay résultats yoo xam ne trouvé woon nañ ko foofu conclusion. mais on les a pas appliqués. mu continuer ba jur grève boobu bi mu ko juree ñu dem toog comme ni ma ko waxee ak premier ministre donc ñu dellu si dajewaat bi ñu dajewaatee donc mu am une grande commission boo xam ne directeur du commerce intérieur moo ko jiitu woon donc bi ñu dajee ñun ñëpp ñu jël commission boobu tas ko en 3 sous-commissions benn bi moo yore wàllu mburu mi maanaam pour déterminer le prix du pain beneen bi pour déterminer le prix de la farine beneen bi pour créer une nouvelle réglementation donc saa neex maa ngi lay wax ne booboog léegi boo ko xoolee tenir nañ lu war a mët lu koy manqué 150 réunions bëriwul. waaw yéen ina quoi jokku leen ci dara ci moom. non amlante wuñu ak ñoom trop. lu tax. parce que amlante wuñu ak ñoom ay commerçant lañu. waaw ñun ay industriel lañu. waaw mais yéen ay commerçant ngeen. waaw xam nga mbir
da nga koy formaliser mbir man parce que bu fekkee ku neex rek mu ubbi boulangerie. est-ce que yéen recensé ngeen ñaata boulangerie ñoo nekk ci Sénégal. waaw approximativement. approximativement ñenn ñi. dinañu sentir seen bopp ci biir fédération bi. ñenn ñi duñ ci sentir seen bopp. ñi ci sentirul seen bopp aussi mënu leen yéen dicter seen loi bu ñoo xam ne ñoom est-ce que du ñooñu aussi ñoom ñooy indi pëccëxoo gi. non xam nga pëccëxoo bi. waaw dafa am ñoo xam ne dañu d'accord ci réglementation bi am ñoo xam d'accorduñ ci réglementation. foofu laa waxee waaw mais réglementation bi li mu tënk. waaw mooy kuy ubbi dafa am charte yoo xam da nga koy respecter. waaw di nga am registre de commerce NINEA. waaw ak yeneen kayit yoo xam da nga ko war a am. waaw ba pare il faut nga xool ndax fi ngay ubbi amul boulangerie bu la jege à 500 mètres. waaw donc loolu ça veut dire que boulangerie ak boulangerie distanciation bi c'est 500 mètres. waaw ñu ne boulangerie ak kiosque 300 mètres la. waaw donc kenn waru fa teg kiosque. waaw ñu ne kiosque ak kiosque 300 mètres la. tu vois donc boo ko xoolee. waaw li nga ne ay commerçant lañu. waaw effectivement ay commerçant lañu. waaw parce que dañuy jaay ci boutique. waaw mais boo ko xoolee xoolaat ko li nga wax sànq ci commencement waxtaan bi. nit yi yaakaar nañ ne y a de l'argent moo tax nga gis muy pousser comme des champignons. waaw fu neex waaye boo gisee place bi rek nga ñëw ubbi. waaw donc ubbi ci ubbi boo xam ne doo respecté wuloo benn norme respecté wuloo dara doo xool ne. lii ngay ubbi fii tu es à 100 mètres d'une autre boulangerie ça va créer une concurrence rude. waaw donc loolu mooy problème te aussi am na si loo xam ne il faut nga xam ko am na ñoo xam ne ils ont contracté des crédits. au niveau de la banque ay 50 de millions pour ouvrir une boulangerie. am na ci ñoo xam ne bitim réew la ñu dem. jënd seen matériel d'occasion. coûté wu leen boo xoolee lépp du leen coûté 5 millions. ñu ñëw ubbi. yow mi nga xam ne da nga am crédit banque di ko fay. am na loo xam ne mënoo ko mais ki nga xam ne ubbi dem na jóge bitim réew indi matériel d'occasion di def comme yow mais lu ko neex mën na ko jaayee mburoom. waaw moo tax c'est ce que nous constatons sur le marché actuellement. moo tax nga baal ma ni. est-ce que dafa woon ni. que vous avez tenu des centaines. ou 200 de réunions. luy ngeen ay hôtel nekk ca def ngeen ay réflexion def ngeen te xam nga ñooñu kenn mënu leen a téye xam nga pharmacie tey. nit ñi ñemewoo rek am say milliards rek dem ubbi sa pharmacie fii di ko di naan da ngay jaay te nekkoo docteur. dëgg la li ngeen di def yéen aussi lekk la dafa sensible parce que population bi amul àdduna ku yeewu te sa xel du nekk ci mburu bien sûr wala bëri na ci bopp. à 80 ou 98% ci population bi mburu la ñuy wër ba bu mburu amul nit ñi dañuy jaaxle. kon war ngeen ko mën a teg ci axe boo xam ni boulanger. wala boulangerie war na doon loo xam ni lu nu respecté lu nu naw la ci yéen seen bopp il faut que ngeen dugal leen ci biir il faut ngeen affaire bi ngeen teg ko ci ay charte yu leer ba nga xam ni kenn du ñemee dem jël sa matériel rek dugg ci Sénégal ubbi sa boulangerie wut say nit ñu lay dampal say farine ak say affaire ngay jaay parce que attention li nga wax ni jar na tiit de parce que nit ki ko xam dem ci banque leb fa tey jii 50 millions. ubbi boulangerie man ma am 105 millions. ab Samba Kende dem jëndal ma matériel Chine. indil ma ko fii ma ubbi sama boulangerie. man lu ma neex laay jaayee. loolu est-ce que gisoo ni loolu dina indi gaañ ci réew mi. mais bien sûr moom xam nga loolu moo tax ñu réglementer affaire bi. waaw le président de la République signé benn décret. waaw décret boobu tënk nañ ci. li nga xam ne tey képp ku bugg a yëngatu ci secteur boulangerie. il faut nga respecter loolu lu règlement bi wax. waaw est-ce que ñu ngi koy respecter. bon am na ñu koy respecter parce que man dem naa réunion gouvernance fii Dakar ñoo xam ne ubbi nañ seen boulangerie mais keroog bi ñu fa dajee commission bi dafa ne ñooñu amuñu droit dañu war a tëj seen boulangerie. parce que respecté wuñu condition d'ouverture yi. donc loolu moo tax tey képp ku war a ubbi boulangerie il faut nga jaar. ci procédure yooyu est-ce que ñu ngi tëj boulangerie yi. c'est ça le problème. parce que tey jii waa ARTP. may ma foofu. est-ce que ñu ngi tëj boulangerie une très bonne question xam nga ñun en tant que fédération mënuñu tëj. ki mën a tëj boulangerie mooy l'autorité. mooy l'État. par ses démembrements. donc ñooñu ñoo war a tëj ñi nga xam ne awuñu ci yoon parce que bu fekkee ne dem nañu à la gouvernance ñu statuer sur ces questions-là mais il y a un rapport final buy wax ne que kii war na ubbi wala kii dafa war a tëj. est-ce que loolu dina dem ci gouvernance de Dakar. mais déggoo rapport bi. mais déggoo ma ne la c'est en présence du gouverneur mooy président réunion bi. waaw réunion yi ma fe waaw ñi ngeen gis ni.
teguwuñu ci norme yi ñu ngeen war a tegu ba jalgati ñu gis ni dañ leen a war a sommer à ce que ñu tëj boulangerie xam nga gouverneur dina ko fa fekk dina xam yan boulangerie la bien sûr est-ce que boulangerie yooyu dinañ leen envoyé ay sommation wala ñu envoyé ni leen yéen kat tere ñëw ba ñu jigéen nangam ak nangam tëj leen seen boulangerie police dem fa wala ay nit yu ko ay gendarme dem fa ñu sele buntu yo tëj ko amagul mais ci yoon loolu moo war a waaw lu tax ah je sais pas waaw moo tax ma ne la sama wax ji day dellu waay gis mais xam nga loolu yëfu UNACOIS état la gis nga UNACOIS yi ñu ŋànk ñoom di ko xool du am jalgati ku ci jalgati ñu rëq sa ndigg doo bouger mètre gis nga mbir da ngay wut collectif bu koy saytu parce que tey bii yow miy nekk président yow nekk ci fédération bi boo amoon boulanger xam naa ni à peu près xam naa njorto à 99% ni doo ko jalgati parce que kii kaas loolu xëy na du jalgati norme yi mais ko jalgati parce que dafa gisul ku ko duma il faut ngeen wut collectif boo xam ni collectif wu duma waate la waxuma la duma au vrai sens du mot mais collectif wu teg nit ñi ci tegukaay bi fi ñu war a tegu bañ a yàqal ñeneen ñi mais lu tax bu ngeen demee réunion ay Saly wala dem réunion ci ay kii mënu leen woo gouverneur woo ñi nga xam ne ay autorité lañ ci réew mi nii leen ñun kat dañoo juboo ci nangam léegi ku deful lii nangam ku deful lii nangam ku deful ba gouverneur kii ko boo dem na sax ba mu dem ba ci président de la république ba mu liir ko ba ni lii ànd naa ci ba ñu décrété ko léegi commission boobu loolu rek lay saytu parce que affaire mburu ak coowal gu boulangerie dafa war a jeex ci Sénégal est-ce que commission boobu xalaatoon ni yow war ngeen ko war a wut mais Sanex ñu ngi ci yoon boobu ok ñu ngi ci yoon waaw on a fait tout récemment le tour du Sénégal waaw région yëpp def nañ ko waaw rencontré nañ autorités yi démembrement état bi nekk ci région yi yëpp waaw on a tenu des réunions dans le cadre de communication ci réglementation bu bees bi waaw xamal nañ leen réglementation bi lan la wund nan ngay ubbee boulangerie ak luy tax ñu tëj sa boulangerie est-ce que sa boulangerie war na dund wala warul dund ak quels sont les documents nécessaires yi nga war a am pour ubbi boulangerie wax nañ leen ko wër nañ ci région yi yëpp fi mu nekk nii bi ñu ñëwee ci la deuxième phase su mbas mi dugg mais dañu waroon def une restitution globale avec le ministre yaa ngi dégg pour teg ko ci yoon mais jàppal ne foofu la ñu jëm parce que nag état bi comme ni ma la ko waxee kilifa gi signé na décret te décret boobu tas nañ ko gouverneur yi ñëpp yoon ministre du commerce mu ngi def li ko war ñëpp yoon nañ ko au niveau national fi mu nekk nii agir moo des bi ñu jógee tournée ak léegi ci région yi matagul 1 mois donc ñoom ñëpp xam nañ lan moo xew léegi te loolu aussi askan wi daf ñu ci war a jàppale yaa ngi dégg jàppale ñu ba nga xam ne ni nga ko waxee mu amee noonu nga xam ne tey mburu coow li day wàññeeku. waaw man sànq dama dëgg sa biir wax nga ni yéen du ngeen ay commerçant ay industriel ay industriel ngeen. exactement ministre du commerce lu mu wut ci seen i mbir yéen. mooy suñu ministre de tutelle. actuellement mooy suñu ministre de tutelle. waaw donc depuis que ñu nekk moom la ñuy traité. affaire bi il faut ngeen changer ko. gis ngeen affaire bi parce que mbir boo awee yoon wii doxul da ngay xool yoon wa ca des bu doxul nga xool weneen yoon wa gis nga yoon yi ngeen doon aw at mi yëpp tëj leen ko comme que def ngeen xaatim ngeen ba ñu approuvé ko wut leen commission boo xam ne mooy doon seen tribunal yéen que ni bu ngeen xoolee ba xam ni ñànku wala ma numbe ni ñu ubbee wala siise ni ñu ubbee boulangerie awul ci yoon tribunal boobu dem jóg ni ko ni nga ubbee tribunal bekk ni nga ubbee boulangerie bi wala ni nga ubbee nangam gi doxul ak niñ ko war a ubbee wala teguwul ci norme yi ñu ko war a ubbee dañ koy tëj ci présence su Sanex nee naa la police wala tribunal wala chaque région dafa am benn commission boo xam ne gouverneur moo koy convoqué waaw tey gouverneur mooy convoqué par exemple au niveau de Dakar commission technique boobu chargée de la boulangerie uniquement ñoom ñooy statuer ci question yooyu bu fekkee ne boulangerie dañ ko war a tëj ñooñu ñoo koy tëj ba léegi da nga ne ma tëjagu leen non tëjaguñu mais nee naa la actuellement fi ñu toll nii ci phase boobu lañ jëm maanaam pare nañu lépp fi mu nekk nii yooyu ci côté boobu la ñuy jëm ma dégg ni da ngeen a bëgg a yokk mburu mi lu tax non xam nga yokk mburu bi ci njëlbeen ci foofu laa doon bëgg a ñëw ci à partir de rencontre yi ñu amoon
parce que wax naa la ne la dañu defoon 3 sous-commission maanaam commission bi waree woon prix mburu mi waaw donc dañu daje bi ñu dajee normalement mburu mi dafa waroon yokku lu tax parce que poste yi nga xam ne moo nekk ci structure de pain bi yëpp waaw bi ñu demee ba nga xam ne totalisé nañ ko waaw donc nous avons trouvé le gramme à 0,80 et quelque 0,95 waaw loolu moo lay jox ne tey mburu mi waroon na jar presque 200 francs bi ñuy jënde fanweer muy 190 grammes bi waroon na jar 200 francs mais bi ñu ñëwee en réunion avec le directeur régional de Dakar bi ñu paree parce que moom itam yebal na ay agents assermentés ñu def le tour de la ville de la région de Dakar am tous les éléments yi constituer le prix du pain donc biñ ko defee gis nañ ne pain bi ñoom 180 francs la waroon jar 181 francs ñu d'accord donc bi ñu demee en restitution ci ministre bi bon xam naa état bi peut-être bëggul ñu yokk mburu mi parce que comme niñ ko waxee sànq mburu dafa sensible nekk loo xam ne tey boo ko yokkee ak yokki donc ay problème lay indi ci réew mi moo tax ñu bloqué ko foofu bloqué ko ci prix boobu mais logiquement mburu mi dafa war a yokku parce que lépp yokku na lépp yokku na may ma tuuti ok sama gan demal may ma tuuti lépp yokku na kenn waxul dara mais mburu mi tey ci conditions yi ñu koy jaayee boulanger yi mënatuñ si gis seen bopp yaa ngi dégg li tax ñu ciy mën a gis suñu bopp mooy que ñu respecter réglementation mais loolu du état bi du population mais état bi la si état bi la mais état bi la état bi la waaw wax ma lu tax mu nekk voilà une bonne question waaw état bi la xam nga lu tax muy état bi état bi ñoom ñoo génne réglementation réglementation bi ñoom ñoo war a def tout parce que ci réglementation ci décret bi monsieur le président de la république signé paragraphe bu mujj bi dafa ne ministère du commerce ministère de l'intérieur ministère de la justice maanaam police gendarmerie ak ministère de l'hygiène publique kenn ku ci ne service d'hygiène kenn ku ci ne da nga war a dugal sa loxo ak sa kentalaay kattan ci mbir mi ba mu nekk une vraie application yaa ngi dégg mais loolu moo amul mais dañoo gis ni yéen takku leen doon benn say si loolu du problème saa neex déglu ma rek xam nga le problème fondamental mooy njaayinu bu mburu mi ci boutique yi tey da ngay am sa boulangerie mais nga gis boutique yi nekk sa wet di jaay mburu yaa ngi dégg loolu moo ñu sonnal la distribution anarchie bi ci am moo ñu sonnal tey boo dee jaay sa mburu si sa boutique mais mën nga ci génn mais loolu bu amul avec ce prix là mënuñu ci génn problème bi loolu la sànne boo dee jaay mburu ci kiosque yi non wala nga wutal ko ay point de vente non am na li ñuy wax ay point de vente mooy kiosque yi wala des boutiques aménagées kooku beneen affaire la réglementation bi nangu na lool mais boutique koñ yi laa lay wax boutique ci quartier yi nga xam ne consommateur bu fekkee ay point aménagé ak kiosque yi mën ngeen ci génn mais parce que bu boobaa moo ñuy daaneel parce que xam nga boutique yi tey dafa am des intermédiaires yow tey yaa ngi joxe mburu bi 110 francs wala 115 francs am na sax ñoo xam ne 100 francs la ñuy joxe mburu bi saa neex borom boutique bi ak ki koy yóbbu ñooy seddoo fukki dërëm yi mais loolu mënoo ci génn tu vois donc tey loolu mooy bataille bi nga xam ne nguur gi daf ñu ci war a jàppale c'est-à-dire interdire la vente de pain dans les boutiques su ko defoon tey nga xam ne képp ku bëgg mburu da ngay dem jënd sa mburu ci boutique boulangerie bi du am problème foofu j'insiste ci sénégalais surtout tey ak situation bi ñuy dund ci nga xam ne mooy mbas mi tey kenn waratul dem jënd mburu ci ñëw ci boutique waaye nag Joseph waaw man ba ma juddoo ba tool nii léegi ak nekk paa nii man mburu ci boutique laa ko mës a jënd de defal ndànk gis nga moo tax mbas mi dinañ ci ñëw mbas mi am na fu mu baax am na fu mu bon am na yu mu positifé bëri na yu mu négatifé parce que mbas mi tey jii wan nañu ne ab société warul employer 100 personnes yëpp di xëy seendoo am na ay sociétés yu ci yeewu tey xam nañ ko am na société yoo xam ne fi mu toll nii bu mbas mi jeexee ñii dañuy liggéey ñii def télétravail mbas mi wan nañu ko mbas mi wan nañu ni nit ñu bëri bokk ñi ngi soog a gëm importance su set ñi ngi koy soog a gëm mbas mi wan na leen ni tey mi ngi leen koy soog a wan de que ni mburu waruñu koo jaayee ci boutique et n'importe quoi da ngay dugg ci boutique fekk ñu teg mburu yi noonu à l'air libre ak mburu nga xam ne fa mu jëm ci biir nga xam ne biir du frigidaire dama lay rejoindre que ni wax nga dëgg il faut que état bi nii
comme que mbas mi moo nu wan lu bëri ñu jóge ci mburu yi ñu defal ko ay point de vente nit ñi di ko jënde fañ ko war a jënde parce que mooy dëgg léegi est-ce que mën nga ma insister foofu tuuti. acca insister parce que c'est très important yow yaay gan gi doxal lu la neex dafa am question bu ma bëggoon xam nga loolu maa ngi ñaan sama mbokk sénégalais yi. waaw ñu gën a góorgóorlu ci côté boobu parce que ñu bëri ñu ngi koy coow. maanaam mburu mi ñuy jaay ci boutique yi. am na ci ay photo yu ñuy wone da ngay gis naka sudul noonu di dox ci kaw mburu yi. mburu yi lu nekk ci Joseph dama lay waxal sénégalais yi bu leen ñaan loolu. yaa ngi dégg. ci émission laa nekk bul ko ñaan sénégalais yi xam nga lu tax. man rek bu ma génnee sama buntu kër. boulangerie bi nekk à 100 mètres. boutique bi nekk à 2 pas de chez moi. bu ma nee gees gis mburu mi pardon du ma àgg boulangerie bi ci boutique bi laa koy jënde parce que loolu laa tàmm habitude la. c'est une mauvaise habitude. très bien. xam naa ko. xam nañu ko. mais pour nga dindi ko seen xel yi dafay jafe. xam nga luñ ci mën. gouvernement bi ni. dogal ni ma dogalee ni bu 9h jotee waa Dakar ak waa Thiès tëddi. te ña ngay tëddi. dogal naa noonu ni benn boutique bu mu jaayati mburu lu dul ca boulangerie bi ca boulangerie ya ak ci point de vente agrémenté yi lañ koy jënde ji. mais loolu la décret bi wax. président de la République mais appliqué wuñ ko du ñu ngi fii ni woon. mais actuellement wàññi nañu location bi tey lañ ñu gën a rey. mais actuellement fii ñuy waxee. waaw ministère du commerce mu ngi sur le terrain. waaw di wër di contrôler boutique yi jaay mburu ak ay pain au lait ak brioche parce que amuñu droit jaay ko. ñu ngi ci nii ñu ngi ci actuellement. alhamdulilah rabbil alamin au niveau de la région de Dakar. waaw ñu ngi koy def d'ailleurs Thiès sax y a eu des problèmes. Thiès ga nga dëkk. suñu région. waaw boutique yi ñu ngi nekk. man dafa ma dëkk boutique yaa ngay jaay. waaw mais actuellement. boulanger yi ak waa Yëmbal ak waa Pikine. boulanger yi nangootuñ leen jox mburu. waaw boulanger yi nangootuñ leen jox. fu ñuy jëlee mburu mi kon. non actuellement ñu ngi grève di casse boutique yi donc muy loo xam ne Saner il faut que mu nekk une réalité nit ñi bañati dem ci boutique yi di jënd mburu ku soxla mburu nga dem ci boulangerie bi nga jënd ko fa. mooy dëgg ñun on a prévu de faire des kiosques. mooy dëgg yaa ngi dégg tey suñu fédération. ci suñu groupe WhatsApp nous demandons à tous les boulangers yi nekk ci suñu ci suñu fédération. foo mënti toll le président Guèye leur a donné des directives. c'est-à-dire ñiy jaay ñu sol ay gants. kii jël xaalis bi ak kii jaay na wute. wala booy jaay nga sol gant bi moom ngay jëlee mburu bi di encaisser ak neneen. on a demandé à ce que mu am des bouteilles de gel dans les boutiques. loolu y a aucun problème def nañ ko. ci à l'intérieur ci biir atelier yi. nous faisons tout pour quête bi nekk fa loo xam ne c'est constant. donc équiper nos boulangers ba nga xam ne vraiment dañuy mën a génn mburu moo xam ne kenn du am lu mu ciy coow. mais yéen foofu tamit am ngeen foofu faute que ni. dafay am ay bërëb yoo xam ni dañuy dëkk fenn boulangerie ba fa muy nekk. sori na xeetu sori goo xam ni parce que environnement ba ñu dëkk yëpp amul boulangerie. que oto mburu bi mooy doon ñëw ci fajar gi. dugal ci boutique yi. mais man gis naa ay maire yoo xam ne dañuy jaay ndambe ak ay fiiriir seen buntu kër oto mburu da leen di livrer mburu. d'accord naa seen buntu kër yi. parce que amuñu kiosque amuñu boulangerie bu leen jege. loolu yan matuwaay ngeen ciy jël. mais ça neex tey région de Dakar. waaw Dakar gii ñu nekk. waaw ñun def nañ étude boo xam ne. waaw ba ci ay Pikine ay Guédiawaye ay yooyu yëpp. waaw tey amul boulangerie bu soreek morom mi. waaw plus de 400 mètres. te réglementation bi 500 mètres la wax. waaw c'est-à-dire tey fii ñu toll nii à l'heure waaw Joseph nag Joseph xalaat nga nit di dox 400 mètres pour jëndi mburu. non xam nga boo déggee 400 mètres. waaw 400 mètres nii la. waaw mais tey boo dëkkee nii. waaw boo dee dem ci boulangerie bi matul 400 mètres. waaw boo dee dem ci boulangerie bi matul 400 mètres. waaw yaa ngi dégg lu mu bari du passé 200 mètres wala 250 mètres. waaw tu vois dama ne la tey études yi ñu def fii au niveau de Dakar. kenn mënatul ubbi boulangerie te jegewuloo ak sa moroomu boulangerie 400 mètres. waxuma la 500 mètres bi nga xam moom la décret bi président signé kon ça veut dire que tey ubbi boulangerie Dakar ça pose problème donc mais d'accord naa ak yow ci ni nga ne maire yooyu wala am na foo xam ne ça demande des points de vente. waaw point de vente la laaj. mais point de vente yooyu xam nga dafa am aussi benn ci réglementation bi point de vente yooyu aussi dañ ko dafa am nu ko yoon waxee ne noonu nga koy ubbee tey doo tëb rek ne da ngay dem ubbi point de vente il faut nga jaar. bu fekkee ne yow tu es un distributeur boo xam ne da ngay dem wuti sa agrément
boo xam ne da nga am say kiosque bopp da ngay dem wuti sa agrément registre de commerce dem loolu waxoon nga ma ko sànq mais nag yéen tamit non bokkut ak boulangerie bi waaw bokkut ak boulangerie bi waaw xam naa point de vente dem ci mairie bi defal la nga ne ko fii ak fii ak fii tout en respectant la distanciation yaa ngi dégg foofu aussi j'interpelle les maires parce que maires yi aussi nga xam ne c'est les collectivités locales am na loo xam ne war nañ ko ci jouer sotti ci ak def ci la war a nekk parce que c'est les démembrements de l'État gis nga Sénégal gi yaa ngi dégg gis nga Sénégal gi gis nga Sénégal gi ci li ñu war a jóg dafa bëri comparer n'est pas raison dëgg la waaye sàcc lu baax aayul man bu ma gisee Cissé mi saa yuy ñëw yërëm bi dinañ ko paase mu set wecc te kol ga du tilim lu mu néew dina jënd parfum bu 300 francs sotti ko ci yaramam wii peñe boppam bi wat ko du ma nangu saa yu may ñëw samay biiri morom maa fay gën a forox maa fay gën a xeeñ nit da ngay copier lu baax bien sûr gis nga Europe ñeme waa faa ubbi wat nit wat kese te nit ñi ñëwuñu xool bërëb ba ngay wote effectivement ñaata nit la war a jël yan instrument ngay utiliser effectivement Sénégal ku mu neex ubbi sa watukaay ku mu neex ubbi restaurant coin bu la neexee jël ndax yi raxas ci buntu kër yi tuur bopp jën yi fu mu la neexee yàq nu mu la neexee mais lu tax mënul am nit ñuy saytu nit ñuy ubbi boulangerie yi ñu saytu leen boulangerie bi fan la war a nekk farine bi nan lañ koy dëggee nit ñi nan la ñuy defalee mburu mi kees ku mburu mi nan lañ koy utiliser ndax dër nañu ci suuf ndax dëruñu ko mais y a beaucoup de choses yoo xam ni état bi daf leen cee war a jàppale effectivement ñu ngi si Saner ñu ngi si parce que avec le ministère ministre du commerce bi ñu am actuellement mi ngi ci jàmbaar la waaw ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale le directeur du commerce intérieur le directeur régional maanaam ministère du commerce bi daal dans sa globalité ay jàmbaar lañu parce que nag ñu ngi ñuy jàppale te ministre bi mu ngi bëgg na def ay résultats donc yii ngay wax nii yëpp ñu ngi ciy réfléchir mais xam nga olof nee na ndar xëyul sotti dëgg la donc ndànk-ndànk bu yàggee ñu jàpp golo waaye yéen tamit Joseph xaw ngeen a luubu tuuti de c'est-à-dire yéen xaw ngeen a doy waar tuuti yéen tamit parce que yéen léeg-léeg ngeen jàpp population bi kokkali leen xeeti kokkali yoo xam ni seen xol day jeex tàkk ngeen ni mburu ngeen leen jaay te fekk ay xottu ngeen leen jaay ku ci jënd mburu mi 150 francs ou plus boo xampee dafay mel ne këyit rek ngay yëy Saner bul wax loolu non bëreetul non loolu say non dégg nga mu naan ma bëreetul kon am na non am na très bien est-ce que yéen tamit non xam nga question bi lan la est-ce que du ngeen saytu yéen tamit ni ngeen saytoo norme du boulangerie yi di ubbeekoo kaas bi ngay kaas que ni bu boutique yi jaayee ci boulangerie bu boutique yi jaayee ci mburu nañ ko jaayee ci boulangerie yi ak ci point de vente yi ak ci kiosque bi saytu leen seen mbool ku boulangerie yi ñuy peese mburu mi ba mu jaar ci yoon parce que ñun tamit suñu 150 yi wala 175 yi jafe nañu de dëgg la mais mburu mi nu leen neexee kilo yu leen neexee ngeen ñu koy joxe dëgg la léeg-léeg ñu jaay la mburu nga jooy dëgg la monsieur Joseph loolu loo ci wax non li ma siy wax Saner ñun balaa ñuy nekk boulanger waaw ay sénégalais lañu waaw te comme ni xam nga yow du ci plateau bi la ñu xamante waaw dëgg la yàgg na jeex na kon xam nga waaw donc lu ñu la def rek lu ma la def tey sama bopp laa ko def tey boo ñëwee jënd mburu ci man neexu la xam nga bu la neexul maanaam mooy naqari na ma man waaw donc ma bëgg a wax foofu nekk vraiment ñun nous faisons tout ak suñu experts yi waaw ci groupe WhatsApp yi di def loo xam ne moom mooy tax ñu jox sénégalais bi mburu un pain de qualité très bien un pain hygiénique ba nga xam ne kenn du ci am lu muy kaas waaw mais nag xam nga ci kaw suuf la ñu ne waaw te jamono moo ni tëddee ñëpp du ñu dafa teg ci yoon am na ñoo xam ne dañuy jalgati du ñu respecter poids mburu bi waaw tu vois donc loolu aussi fii occasion la ma demander sur ce plateau à tous les boulangers donc ñuy respecter poids bi c'est-à-dire 190 grammes bi nga xam ne moom lañ naan kilo fii 190 grammes bi donc ñu koy respecter nañ koy respecter yéen a ngi kaas naan ay respecté wuñ leen nag seen normes yi seen sart yi kii mais yéen tamit léeg-léeg ngeen kokkali ñu de mais tey boo xoolee Saner pourtant bëreetul tey non man amatul laa bëgg dégg waaye bëreetul ki lay woon yàkkamti na la de bëreetul waaw léegi Joseph gis nga ni mbas mi metti na ñenn ñi dàq nañ leen seen liggéey ñenn ñi wàññi nañ leen toog leen xaarandi nit ki dafay xëy il a 300 francs ci poche am war na paas jóge dugg oto liggéey yi
war a jëndal au moins doomam yi ak jabaram mburu mu ñu sàqame wala yaayam bi mu bàyyi ci biir kër gi ngeen bëgg a yokk mburu mi ñun Sénégal dañoo autosuffisance wul en farine wala sart yi yéen yokk bi ci yan norme ngeen koy teg non ak ndax bu ngeen yokk yéen a ngi tenir considération ci li nga xam ni mooy mbas mi ak ci li nga xam ni mooy problème mu sénégalais yi xam nga Sané yokk bi maanaam ce n'est plus à jour donc yokk bi ñi ko doon waxtaane beneen syndicat boulanger yi la woon ñoom ñoo génnoon temps yi passé parce que maanaam yéexinu lii ma la wax nii yëpp application wu décret bi moo taxoon ñoom itam ñu génn di demander à ce que ñu yokk mburu bi à ce qu'on respecte le prix. mais yokk bi moom du am non du ma ne du am waaw mais nekkul à jour waaw ak en ce moment waaw kenn waxul waxu yokk mais nag mais actuellement li ñuy wax waaw mooy nguur gi jàppale ñu ci réglementation bi sénégalais yi aussi jàppale ñu ci réglementation bi parce que Sané il faut le dire ñu ngi liggéey 8 millions de kilos de mburu par jour 8 millions de baguettes par jour waaw loolu boo ko xoolee mu ngi nekk 1400 tonnes de farine bés bu yàlla sàkk mais farine bi kii nañ ko farine bi gouvernement bi daf na ci xaalis muy 28000 sacs waaw 28000 sacs yooyu boo ko xoolee tey presque genn wàlli milliard la wala lu ko ëpp waaw loolu tey boo xoolee li ci état bi di am ci TVA kon sénégalais yi presque mën na 100 millions yu dinañu teg lekk 500 millions ci mburu par jour environ waaw lu ko ëpp sax waaw yaa ngi dégg waaw donc loolu moo tax ma lay wax ne la que boulangerie dafa nekk secteur bu am doole dafa am doole torop tey boo xoolee bu man li ma bëggee ceeb mburu weesoo bu ceeb weesoo mburu moo fi nekk mooy man mii li ma bëggee mburu kon état bi ak Aziz Niane may demander monsieur le président de la république ni mu signé décret bi mu gën ñu jàppale pour ñu appliquer loolu mais état bi nag yaa ngi dégg subventionné nag farine bi de waaw subventionné ko moo tax farine bi yokkuwul waaw mais léegi nag farine bi yokkuwul ngeen bëgg a yokk mburu mi non mais non defal ndànk yokkuñu dégguloo li ma la wax dama ne la non warul leen ko woon sax xalaat di tiital population bi dañoo nekk ñun ci guuta goo xam ne di wax yenn yi mu ñuy yóbbu suñu fit sax warul am mais Sané waaw xam nga sànq ci sa njëlbeen wax nee nga waaw depuis des années et des années yaa ngi dégg coowu mburu waaw coow li dafa yàgg waaw donc y a beaucoup de boulangeries yoo xam ne tey ñu ngi nekk ci situation yoo xam ne coow loolu ngay wax moo leen ko teg parce que bu fekkee ne secteur bi stablul ay problème lay indi de part et d'autre yaa ngi may dégg man de doon na ma gënal ñu ni farine bi daal gouvernement bi subventionné wu ko te dafa yokku fii may wax ak yow tey meññee yi ñu ngi réunion maanaam borom usine farine yi ñu ngi réunion comme que gouvernement bi subventionné na lii tax mburu mi am kay te wax dëgg yàlla tamit yokkul moom yokkul yéen tamit waaw maa baax na yàlla bu yokku am ma continuer ma ne la gouvernement bi dafa war a gën a jàpp pour ñu appliquer réglementation léegi yow yaa ngi ngonnal marchandise jaay ko fa muy jare waxal li nga bëgg waaw mooy li may wax mooy gouvernement bi gën ñu jàppale ñu appliquer réglementation bi c'est-à-dire tere complètement jaay mburu ci boutique yi incha allah waaw parce que et puis foofu saa neex ma xamal ne la gis nga loolu ñu ngi ciy perte 50 milliards at wu ne 50 milliards la ñuy perte ci loolu bon yaa ngi may dégg 50 milliards moom la ñuy perte année bu nekk ci affaire distribution boobu nga xam ne distribution bi nga xam ne dafa jaxasoo mooy njaayu mburu mi ci boutique yi acca yéen a ngi suivre ba tey léegi seen émission ngonal ñu gunge ci rek ak waa CO muy ndox mu pur mu baax mi ak waa Touba Gaz waaye nag ànd ceek borom sumusi yu neex yi muy Samba Kende borom Bonevita gën koo neexle gën koo yombale Joseph ñu jóge ci couvre-feu parce que émission baa ngi waaj a jeex ñu confiné ñu def fi ñetti yoon couvre-feu ñu jóge waat ci mbas mi di wàññeeku ñu am ci yaakaar affaire yi di commencé ubbi ko waat par ndànk-ndànk ñu jékki-jékki plongé waat ci mbas mi ak couvre-feu nan la ko secteur bi sentiré ñu ngi koy sentiré comme ni ko ñëpp di sentiré xam nga sànq wax naa la ne la secteur bi yow sax yaa ko njëkk a wax dafa am nekk si ay difficulté donc ñu ngi ci ay difficulté ba ñu nekkoon premier deuxième couvre-feu bi nekk troisième couvre-feu ñëw fekk si ñu si donc xam nga état bi génn na jàppale ñi nga xam ne ils sont impactés nga xam ne Covid bi laal na leen mais ñun kenn laaluñu maanaam nous sommes impactés comme les autres entreprises mais état bi joxuñu dara tu vois mais foofu couvre-feu bi li ma si bëgg a wax rek saa neex il faut que nit ñi gisee ko ne ko njiitu réew mi daf ko jël pour aar askan wi aar njabootam nga xam ne li ñuy gis ci télé yi ci bitim réew peut-être loolu moo tax gouvernement bi
daal di jël li nga xam ne moom la muy ay matuwaay ba nga xam ne dina mën a parce que ku am sa njaboot da nga leen di aar li dal sa xel loolu ngay def ba nga xam ne njaboot gi du nekk ci ay problème njaboot gi du nekk ci ay difficultés je pense que loolu la monsieur le président de la république ak son gouvernement def pour aar sénégalais yi ci problème bii donc ñuy ñaan aussi foofu c'est l'occasion ñu respecter mesures barrières yi nga xam ne moom la ñu tëral maanaam takk masque yi ak raxasu ak yore gel ak yooyu mais vraiment sénégalais yi nañu góorgóorlu ba nga xam ne maara day taal yi ñu def le tout kenn ku nekk sa kent lay kàttan ba mbas mi wàññeeku fi may ñëw ci question bi nga posé Sanex situation bi elle est mondiale du Sénégal rek elle est mondiale ñun dañuy tukki dem nañu bitim réew mais li xew fii presque li xew bitim réew c'est plus compliqué mais ñooñu peut-être Dieu a fait qu'ils ont les moyens pour faire face à n'importe quelle situation ak yar gi mais ñun comme ni nga ko waxee am na loo xam ne rafetul jaaduwul ci ñun parce que aussi comme ni ma ko waxee li ñuy gis ci télé yi mais bu ñu ñaan mu egsi fii pour mu bañ a egsi fii nag il faut ñun ñu aar ko ku nekk yaa mën a aar sa bopp yaa mën a aar sa njaboot moo tax réew mi ñi ko jiite jël aar suñu xalif généraux yi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar ñi ngi ñaan rek ñi ngi ñaan rek ku ci nekk mu ngi takk masque xalif généraux yaa ngi ñaan rek xalif général Touba gis nga ko nee na moom jëlatu recevoir kenn mais nee na ziar yeeg yooyu yëpp arrêté na ko gàmmu Poroxaan màggalu Poroxaan arrêté ko na ko Tiwaawoon xalif bi même chose chaque jour kenn église bi même chose ñoom ñëpp kon ñooñu nga xam ne ñoom la ñu yaakaar bu ñu defee noonu ñun li ñu war mooy ñu topp leen am yar topp leen te déglu voilà waaw parce que loolu moo mën a sauver Sénégal loolu moo ñu mën a sauver parce que itam dégg naa ci olof yi ñu naan njariñ la nga fekke yaa ngi dégg njariñ la nga fekke métti na mais lu métti nit lay dal waaw Joseph waaw defoo nga ni dina am tuuti problème yéen pour ngeen juboo pour li ngay wax nii waxu ko yow responsable nga kilifa gu mag nga parce que waxoo fi benn wax bu déranger wax ju rafet rek nga fi wax mais defoon ni bu ngeen juboo woon parce que yéen seen association bi du benn association rek paraît-il ñaar la ñaari association ngeen bëgg mais ñaari association yi maanaam ñu ngi waxtaan pour ñu nekk benn non pas pour ñu nekk benn mais dañuy rencontrer à chaque fois s'il y a des problèmes dañu am benn comité mais ban moo ci officiel bon je peux dire ñaar yëpp officiel mais ñun ñoo yore fédération bi gën a mag mooy FNBS ban la ci état reconnaître non je veux dire état buy convoqué ñaar yëpp lay convoqué waaw mais Amadou Gueye bi nga xam moo jiite fédération bi ma nekk vraiment c'est quelqu'un boo xam ne il est incontournable sur le plan de la boulangerie au Sénégal waaw tey li mu ci xam li mu ci mën du ma ne ñeneen ñi xam nañ ko wala mën nañ ko mais ndaanaan la si waaw mooy Amadou Gueye actuellement fi may wax ak yow il est en mission dans le cadre toujours de la boulangerie waaw yaa ngi dégg mais ñun ak ñeneen ñi nee naa la dañu am benn groupe waaw boo xam ne s'il y a un problème dañuy daje ñun def une évaluation et jël une position mais lan moo indi ñaari groupe yi yéen ñëpp ngeen di wax waxi mburu ba faf xaajaloo mais loolu toujours nag ngeen wax fi benn groupe bi wax lii beneen groupe bi wax mais noonu la àdduna tëddee mënul ñàkk xam nga tey gis nga coalition bi Macky Sall jiite muy Benno Bokk Yaakaar bul comparer non damay comparer non damay comparer mais benn la rek parce que ay kuréel la yéen mburu la ay kuréel la waaw ay kuréel la waaw parce que ay kuréel la parce que léeg-léeg yéen ngeen takk benn affaire d'accord ci beneen association bi def leneen ñoom la leen neex waaw mais noonu la wala beneen association bi def wax dara yéen ngeen jaar na la def la leen neex mais noonu la saa neex mais kon kañ ngeen di jubóo non adduna moo ni tëdde mais ñun ñëpp nous sommes en phase ak ministère du commerce buy convoqué ñun ñëpp lay convoqué ndoo donc mais bu ñuy waxtaan donc dañuy waxtaan xool li nga xam ne moo ñu arrangé ñun ñëpp ñu jël position boobu du ma ne nag position yi mën na ànd des fois position yi waroo mais bu boobaa kilifa gi mooy tranché te ñun itam fédération bi nous avons des représentants dans les 14 régions du Sénégal FNBS foo dem tey ñeneen ñi nag am nañu représentant ñoom du ma ne waaw du ma ne déet waaw wóoru daal waaw wóoru ma daal mais jàppal ne nous sommes le numéro 1 actuellement d'accord la FNBS mooy numéro 1 bi donc ñun ñooy
ak FNBS. waaw Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Sénégal boo ko xoolee chaque année ñu ngi organiser concours du meilleur boulanger. maanaam tànn ci suñu fuur yi. waaw wër ci Sénégal. waaw jël boulanger yi ñu def ay mburu ay xeetu pâtisserie ak yeneen. daaw jéeg sax indi nañ ki gën a xarañ ci mburu aux États-Unis benn expert États-Unis indi ko pour mu jàngal suñu gars yi. ak keneen koo xam ne Tunisie la jóge pour jàngal suñu loolu moom du laaju waa dëkk bi sama laaja boulangerie yi mënuñoo moytu farine bi ñuy tuut ci suuf di ko dëggateeg yooyu di ko kii. si mënta ñàkk loolu si mën na ñàkk. ah mën na ñàkk dañ leen koy demander nga dugg boulangerie daal xam nga sa yaram daw daal. non ñu ngi leen koy farine demander bi def noonu daal ñu koy licc ci dëgg farine bi. mais yooyu yëpp ñu ngi leen koy est-ce que looloo tax ngeen bëri coow. farine bi ngeen di dëggate noonu. jërëjëf Joseph ak Joseph ku baax muy dégg nga maam Joseph Diap. di sunu mbokk waa Njagañaaw di responsable politique foofu waaye nag nekk ci fédération nationale des boulangers du Sénégal. ngeen gis coowal mburu mi waaye nag nañ ci gouvernement bi jóg li mu wax aussi solution la gouvernement bi jóg ci ba nga xam ne mburu yi duñ leen jaayate ci taabale yi maire yi jaayee ndambeek affaire yooyu. ku bëgg a jënd mburu di nga dem ci kiosque yi wala point de vente yi nga xam ne saytu nañ leen ba xam ne mën nañ ko jaay ñuy nuyu ba tey di dellu di nuyu waa CO nga xam ni am na format bu nekk ci ndox mooy ndox numéro 1 ci ndox woyof na sell na nañ koy defaree dem nañu fan ndox gën a neexe ci Sénégal ñu implanté fa usine bi waaye bàyyiwuma waa Touba Gaz ñi nga xam ne dégg nga gis nga seen gaz yaa ngi nii daj dëpp baa ngi nii am na yoo xam ne waa usines yi yow kii usines yu mag yi maanaam waañu mag yi ñoo koy utiliser ñi nga xam ne ñooy industriels yi di suude ñoo koy utiliser am na yu ndaw am na yu mag Touba Gaz ñu certifié leen ISO nangul leen norme yi gaz di doxee ci adduna am na sécurité sakkan na ñu ñuy gunge ba ngonnal day ngonnal 8 ans ou 9 ans ba léegi ñi ngi ànd ak ñun waaye kenn du Samba kenn de borom Bonevita mi nga xam ni moo sa waa ji dafa mel ni bëgg nga sumi si nag non neex na mi ngi nekk wetu hôpital Philippe moo jàkkaarloo ak hôpital Philippe Madeleine Senghor xam nga fa du waaw muy la Fretteria Bonavita di def ay sumisi yoo xam ni doy na waar moo ko gën a sakkan la gën ko neexle gën ko yombule gën ko sakkan la gën ko neexle numéro téléphone am 308 54 64 308 54 64 defe naa ni effectivement loolu boo demee ba hôpital Félix Senghor daal ci beneen voie ba di nga gis la Fretteria wala nga laajte Bonavita ñoom ñoo tax benn boutique la kilifa gi dafa mel ni émission bi da nga maam mi ngi tëj maa ngi gërëm nag man mii di kii di Cheikh Fall di tailleur bi nga xam ni daf may ñawal nekk ca unité 26 waaye di gërëm Makan Mbay nekk ca da nga maam wetu Yoof ma nga nekk ca Yoof ca jàkkaarloog miiru Armeria dend ak li nga xam ne mooy Brioche Dorée ba Makan Mbay mi nga xam ne mooy wat Pape Cheikh Diallo mooy wat Saneex mooy wat ñu bëri ñoom Cheikh Ndiaye Aziz Makan Mbay mu baax mi waaye Makan nag dafa ubbi waale li nga xam ne mooy dibiteri mu takk ak fa muy wate Makan misu yi dégg naa jox nga ci Jojo li nga def rafetul damaa bëgg nga indi fii ab xar misu fii sama technicien yi lekk ci wat bi rafet na toppatoo bi baax na Makan tu es gentil yal na la yàlla defal jàmm waaye nag ñuy gërëm ñi nga xam ne waa équipe technique bi yëpp ñi fi teew ñànku dof mi ngi fi tey daf maa seet si mënumbe mu réew mi seet si na ma tey ci émission bi waaye may nuyu sama gars yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di leen ñaanal jàmm wér-gu-yaram ak gudd fan ak barke ak barkele ma jox la nga merci Sanex maa ngi leen di remercier encore waa TFM ci li ngeen defal képp kuy boulanger ci Sénégal donc ñu ñëw waxtaane li nga xam ne moom moo nekk ci suñu secteur bi muy réglementation bi di delluwaat di ñaax boulanger yi vraiment ñu respecter la réglementation di ñaan askan wi mu jàppale ñu mais également di demander boutique yi ñu ba arrêté jaay mburu parce que comme que monsieur le président de la république jël na décret buy tere loolu je pense que kenn waratu ko def dama am sama mbokkum jaweet balaa ngaa tëj mu ma envoyé benn question léegi waaw xam nga ñoom bu ñu lay gis ci télé bi mu ni ma laajal ma ko ñoom lu tax mënuñoo utiliser li nga xam ni mooy maïs wala maïs la bind mil nee na mil wala maïs dugub
wala posé nga ma mboq au lieu ngeen question utiliser posé nga ma question bu ma neex saa neex. waaw man nag am naa benn point de vente bu jàkkaarloog armeel buntu armeelu Yoff yi. waaw sama benn waay ju ubbi foofu ci confinement bi. sekk la te xees ni xees sekk la. très bien dama ko fay jënd moom. da koy def exactement moom il a plus de 24 produits yoo xam ne da koy def. waaw voilà loolu la ma wax sax. voilà sekk la. waaw donc saa neex question bi nga ma posé dama naan sax. waaw xam nga ci suba ngeen ñu yëgal. ngeen baal nag ñu ngi doon tàggoo mais question bu dugg la waaw. waaw ci suba ngeen ñu yëgal invitation bi. waaw naroon nañu indi tous ces produits teg ko fii wan ko Sénégalais yi. waaw tey ñu ngi defar ay produits yoo xam ne à base de céréales locales la fii. comme ni mu ko waxee am na mburu moo xam ne dañ koy liggéey ak cere. def ci cere. am na boo xam ne dañ ciy def nebedaay pour diabétique yi. waaw am na nebedaay bi gisoon naa ko fa am na boo xam ne foño lañ koy defaree. waaw am na boo xam ne ñebbe lañ koy defaree. waaw yaa ngi dégg am na boo xam ne maïs lañ koy defaree. waaw am na boo xam ne defagu leen ko mburu dugub. si mburu dugub am na loo xam ne nag dañuy jël yooyu yëpp. yu ci bari mélanger ko. mu nekk pain céréales. tu vois yooyu yëpp am na tey ci boulangerie man sama boulangerie dama koy def te dafa baax ci nit. parce que du farine blanche xam nga farine blanche baaxul pour yenn mburu nebedaay bi moom baax na voilà mburu nebedaay bi baax na yeneen yëpp a baax donc mais loolu bu ngeen ko defee affaire yi day gën a yomb mais ñu ngi koy def xam nga moom laa lay wax tey vraiment suñu teeloon a jot invitation bi doon nañu indi yooyu yëpp won ko askan wi am na ñu ko xam nag mais am na boulangerie yu bëri yu koy def comme Seck man dama koy def donc am na ñeneen ñu koy def nga xam ne am na ñoo xam ne moom rek la ñuy lekk jërëjëf donc saa neex mais ma leen di remercier askan wi yëpp parce que ni nga ko waxee mburu moom kër gu mu duggul suba teel bi problème daf fay am. dëgg la voilà donc ne ko ñëpp jàpp ñëpp gën a respecter boulanger yi ñu xam ne que boo demee France boulanger yi dañ leen di jaamu. waaw boulanger dañ lay jaamu France da ngay gis docteur ministre que ñëw ci boulangerie bi jënd mburu man boulangerie bi nekk sama buntu kër damay gis kilifa yi di ñëw di fa jënd mburu kon boulangerie lu am doole la dañ ko war a jàpp te fu mu nekk koñ bu mu nekk mu ngi fay jouer un rôle social boo xam c'est extrêmement important kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp maa ngi nuyu sama njaboot donc sama soxna ak samay doom ñu ngi bitim réew maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal askan wi yëpp mais également di nuyu waa Njagañaaw nga xam ne fa laa jógee daal donc gërëm ñëpp sant ñëpp di leen joxaat rendez-vous beneen yoon saa neex jërëjëf ate di leen joxaat rendez-vous yéen tamit ba àllarba bii di ñëw yal na yàlla wàcce jàmm ci àdduna yëpp te génn fi mbas mi wàcce jàmm ci chaque sénégalais ku ci nekk li nga bëgg ci sa xol yaa ko xam yàlla na la ko sunu borom defal waaye nag du ñu fàtte benn yoon ki nga xam ne waaye nag Aziz tey daa tardé Aziz tey daa xaar ba émission bi di jeex moom mi nga xam ne mooy traiteur macha allah mu daal di ñëw waaye nag dara dama ne rek maawo acca ñu dugal ko Aziz Ndoye traiteur macha allah gis nga gâteau yi sell yi nga xam ne moo koy defar gis nga pâtisserie yi nga xam ne ci mburu lañ doon wax tey ci mbiru blé ci mbiru farine et tout ça moom mu ñëw indi lii moom di ñu gunge saa su ne moom mi nga xam ne mooy Aziz Ndoye macha allah traiteur numéro de téléphone am mooy 78 256 93 89 78 256 93 89 Aziz Ndoye macha allah traiteur acca ba àllag ba jàmm incha allah